asalaamaaleykum benn waxtu ci télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi dañ koy door rek ponk yi ci gën a fës fële ca Fatick Lamine Koita moom nag kenn faatu ko sunu borom moo ko moom loole mu tukkee ci résultat autopsie moom mooy dawalkatu moto Jakarta ba ñu faatoon wala bokk bi ñu ne dañ koo faat njabootam ne gëmuñu résultat yooyu lee terewul tey jii lañ ko fas yéene jébbal sunu borom ñoo lànk moom li mu bëgg mooy ñu càmbar plan yeesal bu Senelec mbootaay boobule njort ni société bi ñu dénk courant bi fii ci réew mi dafa bëgg am xaalis ci ndoddu sénégalais yi ba léegi it ñuy woy ñu deltu ginnaaw ci yokkute bi ci njëgu courant gi. fële ca Sangalkam ay ndaw yu nekk ca commune ba ñoo lànk kandaare ne bugguñoo gis ñi yëngatu ci mbayum dër bi ci benn diwaan boo xamante ni dafa la ñu war a tabax stade municipal ñooñee di ay baykat nag lànk ba tëdd ci suuf nee nañu loolee état bu Sénégal moom moo leen ko jox. ci wàllum tàggat yaram bëree dóor Alioune Seye moom dañ koo àcc juróom benn weer yoo xam ne du bëre ñaq jariñu benn at ay dogal yu tukkee ci CNG de lutte ginnaaw fitna gi jógoon dimanche gi la weesu ci arène nationale ci seen combat boobee nga xam ne mujjuta sax am loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi mbokk yi xibaar yi dañ koy door rek mbirum Lamine Koita mooy dawalkatu moto Jakarta boobee nga xam ne dañoo ne dañ koo faat ca diwaanu Fatick ay mbokkam di dawal moto ni moom nee nañu police moom moo ko dóor ba mu jaar fa ñàkk bakkenam ñu indi ko fii ci Ndakaaru nag ngir autopsie résultat yi li ñu génne mooy ni moom daal kenn faatu ko sunu borom daal moom moo ko moom rek mu faatu maanaam li tubaab di duppee mort naturelle loolee lañ ci wax terewul njabootu Lamine Koita moom i ca boppam nag ni gëmul xibaar boobule ba léegi ñu ngi woy di wax naan seen doom dañ ko faat nes tuuti rek dinañ ci ànd ak Aminata Goudiaby foofee ca Fatick ci wàllu woowule lii di Ligue sénégalaise des droits humains di LSDH ak Amnesty International di ay mbootaay yuy xeex ak yelleefu doomi aadama ñoom nag dañoo bëgg lépp leer ci mbir moomule dañ cee war a ubbi ñu ne benn enquête boo xam ne du am benn parparloo ñu xam fan la dëgg feeñee ñoom nag ñu yëkkati kàddu yooyu la jaarale ko ci benn bataaxal te dañoo jàpp it ni képp koo xamante ni tudd nañu la ci te ñu jàpp ni yaa ko def yoon def liggéeyam ci wàllu woowule du ñàkk ci kanam tuuti ñu ànd ak Aminata Goudiaby foofee ca Fatick ngir indi ay leeral ci mbir moomule ñu wëy ci xibaar yi wax ci collectif ñoo lànk mi wëyal xeex bi ngir yokkute ci njëgub courant ñu deltu ci ginnaaw mbootaay boobule ak ña ca bokk ñëpp nag li ñuy ragal wala li ñuy njort mooy ab benn fraude foofee ca Senelec te sénégalais ñoom ñoo ci nar a gën a sonn ñu ne nag plan yeesal bi Senelec taxawal faaw ñu càmbar ko ci seenub ndaje démb maître Massokhna Kane jiite tamit SOS consommateur moom moo yoroon kàddu gi dañ koy déglu ci micro bi fay. opératoire Senelec bi nga xam ne yokkum courant bi amul dara loo xam mën nañ ko expliquer teg ko ci loxo askan wi ñu mën ko nangu mu dëggu amul mais nag dañu war a xam ne yokkum courant bi dafa nekk ci cadre yokk général bi dafa commencé ci essence ñëw ci fer bi ñëw ci ciment bi ñëw ci droit de douane yi ñëw ci yu bare ba ñëw ci courant bi juróom benn téeméeri milliards pour que waa àll bi mën a am courant et que loolu bu ñu ko war a def foog ñu wàññi subvention yi te bu ñu bëggee wàññi subvention yi foog ñu yokk prix yi loolu la ñuy wax ajuster prix donc loolu noonu la ko président expliqué ci discours am yokk courant bi wax dëgg yàlla liñ ko layal yëpp taxawul électrification rurale ak yëpp électrification rurale bala ñuy wax ni dañuy investir 600 milliards pour def courant ci àll bi mais nañ ñu wax ASER mi nga xam ne mooy agence d'électrification rurale bi am depuis ñaar fukki at ak fonds ba mu yoroon fonds bi mu doon dajalee xaalis ñu koy tuddee FAIRE mooy fonds d'électrification rurale ñu ne waaw ASER ak FAIRE boobu milliards yañ leen daan jox ni mu baree ba mu mat ñaar fukki at waaw li ñuy électrifier ci courant bi ñu def ci àll bi nu mu toll
ñu ne nañ ko. ci wàllu énergie la ñuy des rawatina gaz benn contrat diggante Sénégal ak Mauritanie kon ñoom ñaari réew yi kon ngir jaay seenub gaz société boobule di BP mu ñeel phase 1 bu projet boobee ñuy duppee GTA di Grand Tortue ci lu toll ñu ne ci 2,5 million tonnes at wu nekk dinañ ko génne ñu ne ci gaz boobule lii di nag séddoo bi ci diggante ñaari réew mi dinañ ko teg ci yoon loolee mooy taxawaayu wala boog mooy kàddu yu tukkee ci ministre bi ñu dénk lépp lu ñeel énergie ak pétrole di Mouhamadou Mactar Cissé signature bi démb la woon ci teewaayu Fat Bintou Konté ak Mohamed Dieng. Sénégal ak Mauritanie dañu fas yéene jaay li nga xam ne moom moo di seen gaz mu di gisement boo xam ne mi ngi nekk ci diggante ñaari dëkk yi le ñoom tey ci mardi bi ñaari ministre yi nga xam ne ñoom ñoo gàddu li nga xam ne moo jëm ci wàllu hydrocarbures signé nañu benn contrat de vente ak d'achat boo xam ne phase 1 du projet GTA moom moo ko ëmb te mu toll ci 2,5 millions de tonnes de gaz liquéfié boo xam ne ñaari dëkk yi ñu ngi koy am at wu ne. barab yi nga xamante ne am nañu gaz Sénégal ak Mauritanie seq ko dinañu ko suqali ci ñetti pàcc bi ci njëkk nag moom moo jëmoon ci signature contrat bi nga xam ne at mu jot dinañu mën a produire lu toll si 2 millions ak xaaj ci wàllu tonne gaz naturel jëm nag ci exploitation 70 millions pieds cubes par jour loolee nag dina tax ba ñu mën a amal 800 mégawatt ci électricité. moom ministre mauritanien bi sax jàpp na ne gannaaw weesu nañu phase de commercialisation bi li jàpp na ne yeneen phase yi fas yéene ñëw dana nekk loo xam ne du am benn problème ci ñaari dëkk yi. L'aboutissement à cette étape. bu ñu wéyalee loolu nag ba jëm ci wàllu jaay bi dina tax ba ñu mën a accélérer bu baax lii di processus bi jëm ci wàllu suqali bu baax kon bërëb yooyu am gaz suñ ca jógee nag mën a commercialiser gaz googu nga xam ne dinañ ko fi produire. moom Matar Cissé mi nga xam ne moom mooy joriñ bi yëngu ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu pétrole moom jàpp na ni partage bi ci wàllum commercialisation bi nii danañ ko def nu mu waree ci norme de coopération yi nii. ñoom ñoo ànd négocier nu nag waa Mauritanie nu bokk def benn équipe ñoo négocier ndoo waxaale ba juboo ci condition yëpp ci njëg bi mais également juboo ci nan nu ñuy tàggatee suñuy cadre nan nu ñuy tàggatee suñuy technicien. gaz bii nii nag jamono ji ci 2022 lañ ci fas yéene jot mais léegi lañ koy jaay ngir sécuriser li nga xam ne moom mooy stock bi ndax dafay laaj koppar yu bari. gaz moom ci nu muy doxee ci àdduna bi yëpp te bés mu nekk ñu wax ni Sénégal bokk na ci ñu mujj am gaz ak pétrole donc mënuñu doxale neneen lu dul ñu réew ñu ko am ñi te doxale ko bu baax di ko def nu roy ci ñoom da ngay ut koo ko jaay ba pare doog a xool nan nga koy génnee. ñoom ñaari réew yi nag ñi ngi préciser ne ba ñuy defar lii nga xam ne moom mooy contrat de vente bi léegi ka gagné di BP Gaz Marketing avis d'appel d'offre international la ñu teg. ñu dellu Fatick nañ leen ko doon junjee sànq Lamine Koita dawalkatu moto Jakarta bi faatu barki démb résultat autopsie nee nañu kon kenn faatu ko li tubaab di duppee mort naturelle loolu la waaye njaboot ki dafa mel ni d'accordul ci loolu Aminata Goudiaby di suñu ndaw la ñu toogal foofee ca diwaanu Fatick la ñu cay jokkal ci ay leeral Aminata maa ngi lay nuyu allo. Aminata Goudiaby ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata Mbaye. waaw Aminata ñu ne foofee indiwaat nañu néew bu Lamine Koita te résultat autopsie bi génn na waaye yëf yi dafa mel ni coow li jeexagul. coow li jeexagul ndaxte autopsie bi li mu wax soxna Naata mooy que ni Lamine Koita nekkul policier yi ñoom ñoo ko dóor ba mu faatu mort naturelle la ndaxte nee ñu médecins yi nga xam ne ñoom ñoo def autopsie bi ci corps bi gisuñu ci benn trace de violence maanaam ay luy wane ni ay tën maanaam ay tërgën yuy wane ni dañ ko doon dóor wala deret yu wane ni dafa am ñu ko dóor ba mu faatu mort naturelle lañ leen wax waaye ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di famille bi ñu ngi woon léegi ci brigade de gendarmerie bu Fatick léegi la ñu génn nag ñoom dafa mel ni résultat boobu yeeyu leen ñoom nag ba léegi ñu ngi wéy di jàpp ni policiers yi ci seen jëmmi bopp ñoo yóbbu Mamadou Lamine Keita ba géej dóor ko fa ba mu faatu ki nga xam ne nag moom moo di Asubal Seck moom mooy magu yaayam loolu la wax mu ni nag ñoom bu jaree ñu jël ay avocat daañu ko def ndax dañuy porter plainte enquête bi il faut mu wax leen lu leer li nga xam ni moom moo faat seen doom joojule waaye nag fan yi ne nekk ngeen ne xale yi Fatick yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal moto yi ñu ngi doon wéy ba démb ci guddi gi di lakk ay pneu ak di sànni xeer di wane li nga xam ne moom moo leen
leen nekki gannaaw faatu seen xarit boobu di Amadou Lamine Koita ñi nga xam ne ci tani bi ñu ngi sàkku ci ñoom rek ne nañu dal bàyyi justice mu def liggéeyam. beneen xibaar nag bu ñu benn source jox mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo di policiers yi fi mu ne ñoom ñu ngi leen di toppee délit homicide involontaire soxna naata ndaxte dafa am ñu njort ne xëy na ci dàqante bi la xale bi fattee ba mujj faatu ndaxte am na suñu source bu ñu wax ni sax xale bi dafa amoon feebar ci lu jëm ci wàllu cardiaque. jërëjëf Aminata Goudiaby lu ci mënti am rek dinañ ci dellu siwaat ak yow ci sunu yeneen jotaayu xibaar dañuy dem ca région bu Thiès rawatina ca Ngembe nekk ci commune bu Gandiou foofee nag askan wa fa yeewoo ay jafe-jafe la ñu am ci wàllum wér-gi-yaram ndax lu ci mel ni ay feebaru noy nekk na lu leen la jël 8 foofule ba tax na infirmier chef de poste ba nee na faaw état bi jox leen personnel bu doy rawatina ñoo xamante ni dañoo xarañ ngir askan wi bu ñu feebaree ñu mën leen a faj ñu yëkkati kàddu yooyu la ca bés bu ñu doon inauguré poste de santé ba nekk foofee ca Ngembe reportage Cheikh Anta Diop say laatiya Ngembe ab dëkk la boo xamante ni mi ngi ci commune Ngagne Diouf nekk ci département bu Tivaouane fii de dañoo amoon ay jafe-jafe lu jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram waaye askan wi de ñoom ñoo jóg tey jii de ràngaayu gise seen biir ba tabaxal seen bopp poste de santé bu mucc ayib waaye dëkk bi de dugg bii de dafa jafe lool poussière bu xonk mooy jóg ci tali bi ba tax ki nga xamante ne moom mooy infirmier chef de poste bi nekk ci fii ci Ngembe nee na daanaka tout tànk yi ak askan wi ñu ci bëri nag dañuy am feebaru sëqat ndax poussière biy gilli yoon yi maanaam tali yi baaxul suuf si aussi bari na poussière bi bari na fi trop poussière bu bari moom moo fi am ñu ni feebaru sëqat ak lépp lu xeetu sëqat ak bakkan yi sotti yooyu dina fi bari trop ndax poussière bi moo ni mel donc raison pour laquelle tamit ci côté boobu ci cadre yoon yi ñu mën ci gën a taxawaat foofu tam ñi ci mën a jàpp ñu jàpp si ndax accessibilité aussi da ci am solo vu que ne bu ñu amee ambulance war a référer malade yoon yi baaxul nañu xalaat malade boobu encore war a di dem. leneen loo xamante ni seen njàmbat la nee nañ poste de santé bii de bu mag la waaye nag personnel qualifié bi fi war a liggéey de amuñu ko ba tax na ñu ngi ciy sàkku nag ci nguur gi ñu indi leen ay fajkat ngir ñu mën a taxaw ci jàngoro askan wi. ci ressources humaines maanaam ñi nga xam ci ñu ngi fi liggéey man ak sage-femme ñoo fi nekk déjà mais dinañu soxla aussi yeneen ñoo xam si war nañu jàpp ci liggéey bi. bu ngeen xoolee jëmm poste bi li mu laaj ci personnel dina bari trop. poste de santé bu Ngembe nag di poste bu mag a mag daanaka dayam toll na sax ci ab centre de santé ba tax na dëkk yu bëri nekk ci commune Ngagne Diouf ak Niakhène ci poste bii de la ñuy ñëw di fi fajoo si. bés bi ñu jagleel mbayum légume nag fii ci Sénégal ay jafe-jafe lañ ca nemmeeku fële ca commune bu Sangalkam ndax ndaw ñi nekk foofee ca boppam ñoo ne ñi yëngatu ci mbayum dër boobule waratu ñoo nekk ca bërëb boobee ñu def seenub yëngu-yëngu jamono ji ndax ab stade municipal la ñu bëgg ñu tabax ko fa ñoom di baykat yooyu le nag nee nañu ci fu leer lañ ko teg muy état bu Sénégal ak ministère bi ñu dénk wàllu mbay bi ñoom ñoo leen ko jagleel suuf soosule Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb fekkee nañu lépp ci teewaayu ay gendarme yu takkoo takku. diggante ñii di ndawu Sangalkam ak ñiy yëngu ci mbéyum dër nekk ci zone des Niayes nag daanaka dara neexatu ci li waral lu ni mel mooy siège bi nga xam ne bii ñooñ di yëngu ci mbéyum dër nag occupé nañ ko lu mat ay at a ngi nii lii di maire délibéré fa ngir ñu mën fa tabax ab stade municipal waaye tamit ay équipement collectif. président Macky Sall indil ñu projet bu toll nii à travers le ministère des collectivités locales nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moo ko yoreen ay jamono boobu lañ amoon projet stade bi mais depuis 2 ans de di bien pour benn privé boo xam ne dafay exploiter pour yëfu boppam ñu bëgg a tere askan wi ñu bëgg a xañ askan wi pour ñu am seen stade ñu bëgg a xañ ndaw ñi pour ñu am seen stade te stade boobu ñuy tabax tey suba tey ñëpp a koy soxla c'est à hauteur 2 milliards 200 stade boobu pour 4C yëpp la stade boobu pour njariñu askan bi yëpp la gare routière bi ñu fi war a def tey pour njariñu askan bi yëpp la village artisanal bi pour njariñu askan bi yëpp la mais Ibrahima Mbengue il réclame oui man maraîcher yi laa fi nekkal te yàlla xam na ni poosam rek la fi nekkal depuis 25 ans. ca wàllu maraîcher yooyu nga xam ne bii nag dañoo célébrer démb journée de l'horticulture ci taxawaayu gendarmerie bu am solo ñoom nag nee nañ barab boobu lii di ministère de l'agriculture moom moo leen ko jox mu doon contrat boo xam ne bii dafa dox seen diggante ak lii di nguur gi. li ñu am contrat la bu nga xam ne. ci jamono Abdou Diouf ci 1999 la ñu ko président Abdou Diouf jox ci nguuram contrat yaa ngeek ñoom bi nga xamante ne 2001 ñëw na président ci nguuru Ablaye Wade mu ñëw renouveler waat contrat boobu contrat indéterminé la ñun article 1 bi 12 dañ ko respecté ma bëgg nag président de la république
mu wax Omar Gueye naka nañu bàyyi di ñu attaqué fii contrat état moo ñu ko jox état ñu ko jox depuis 2001 ñu nekk fi. mu doon nag situation boo xam ne bi moment bu nekk mën na dégénérer ndaxte yii di ndawu Sangalkam nag ñoom gis ñu lenn lu dul lii di seen stade municipal ci lu mu gën a gaawee. ca Tambacounda moom gendarme yu retraité dañoo nekk ci benn ndaje ñoom nag ñu ne taxaw nañu ngir jàppale ñii di yore kaaraange jamono ji ci Sénégal ngir ñu wattu kaaraange askan wi jaarale ko ci wàllum sensibilisation maanaam di waxtaan ak ñoom ak lu ni mel kenn ci ñoom di major Ibrahima Touré moom daanaka moo bokk ci association boobule moom nag lu toll ci 22 at nekkoon na ci gendarmerie nationale légion est bu Kédougou. Moussa Omar Gueye lañ ci àndal ak Amadou Diédhiou. bi ñu naan UJAK kuréel bu lëkkale ay waxambaane yu farlu ngir toppatoo lépp lu jëm ci wàllum koom ñoom nag tàmbali seen i yëngu-yëngu defee ci dëkk bi ñu naan Diamaguène Sine diggam ak tali bi route nationale toll ci 1,2 kilomètres ki nga xam ni moo ko jiite mooy Abdou Sarr am na master 2 ci wàllum droit économique moom nag nee na ngir koomal ala kulli alin ku ci nekk da ngay xar sa tànk tubéy bañ a toog rek di xaar nguur wala keneen. di jéggalu bu baax a baax Moussa Omar Gueye ñu waroon a ànd ak moom ci gendarme yu retraité nekk foofule ci estu réew mi dañuy dellu si ci Ndakaaru wax ci jàngoro bi feeñ fële ci Chine di coronavirus ambassadeur bu Chine nekk fii ci Ndakaaru moom nag def na ci ab xayma nee na ba fi ñuy wax ak yéen am na lu toll ci 22 junni ak lu topp ci ay nit yu amee jàngoro ji foofule lii faatu nag ëpp na junni moom Chang Sen jàkkaarloog taskatu xabaar yi démb wax ci fukk ak ñetti étudiants sénégalais yi nekk foofee ca Wuhan ak yeneen juróomi junni étudiant bàyyeeko biti réew nekk foofee di fa jàng Ibou Diouf ak Jaafara Ba teewee nañ ko. ci ndajem bi ak taskatu xibaar yi li ko taxoon jóg mooy leeral yenn xabaar yi fay bàyyeeko foofee ca Chine dëkk bi nga xam ne jamono ji lii di feebaru coronavirus moo fay lëmbee. ci lu aju ci coronavirus ñeent fukki junni nit yu tegal juróom-benni téeméer ak fanweer ak ñett ñoo amee woon feebar bi ñu ne nag junni nit bu tegal fukk ak juróom-benn ñàkk nañ ci seen bakkan jamono ji nag lu toll ci ñaar fukki junni nit ak fukk ak juróom-benn wër nañu ba dellu seen kër jamono ji nag ñu ne prévalence bi ñu ngi koy xayma ci téeméer boo jël ñaari nit képp ñoo ko ci am. lu aju ci mbiru étudiants sénégalais yi ya nekk jamono ji waan foofe ca Chine nee na nag na askan wi ànd ak dal ndax réewu Chine réew bu mag la. Je voudrais dire qu'à l'heure actuelle, ca diwaanu Chine ñu ngi assuré rek ne dellu si leen fii ci réew mi du solution bi ndax boo xoolee toll nañ ci juróomi téeméeru étudiants yoo xam ne ñoom ñoo fa dëkkul ñu koy xayma ci fanweer ak ñeent ci lu fekk baax Afrique du Sud juróom-ñett fukk ak juróom Kenya ñetti téeméeru Tanzanie ñeenti téeméer ñu dëkk Éthiopie waaye jamono ji ñoom ñëpp ngi ci jàmm. ambassadeur bu réewu Chine fii ci Sénégal di rafetlu taxawaay bi nga xam ne rek Sénégal am na ko ci njiitalu président Macky Sall ak yenn doomu réew mi nga xam ne rek yëkkati nañ seen ci seen alal ngir jàppale ko askanu Chine. La Chine. maa ngi gërëm askanu Sénégal jaarale ko ci nguuru Sénégal ak président Macky Sall ci loolu sax am na sama benn xarit bu dëkk fii ci Sénégal bu ñu baaxee rek du toll ci fukk ak ñaari junniy masque yoo xam ne rek dañu fas yéene yóbbu ko fële ca Chine. masque. jamono ji nag feebaru coronavirus sonal na askanu Chine lool àdduna wërngal képp ku ci nekk yaa ngi xool ni nga def ngir jàppale leen ñoom nag tamit jël nañ matuwaay yi war ngir fexe ba fàttali ni mel. jërëjëf Ibou Diouf daanaka nag lim bi bés bu jot dafay takku ndax jamono ji ñu ne li faatu romb na kon junni dem ba teg téeméer ak fukk ak ñett jàngoro boobee ci boppam ak njeexital yi muy am ci njënd beeg njaay bi fii ci Sénégal ca marché Sandaga bañ fa doxantoo am na yenn jaaykat yoo xam ne nee nañu am na ay conteneurs yu bloqué ca port bu Ndakaaru waaye lu ci mel ni ñuy jaay ci ay kenkayri nee nañu ñu ngi koy jéem a lijjanti jamono ji naam sax ñu ngi jàpp ni fii rek ay bés loolee lépp dina jeex. Reportage de Sandaga Mohamed Samb Mohamed Dieng. marché Sandaga fii nag njënd meeg njaay mi dafa sooxe li ko waral moo di conteneur yi ñu téye ci port autonome de Dakar gannaaw ba xabaar bi jubee aju ci wàllu coronavirus lii nag moo tax yëfi daanaka doxul. maanaam nii dafa am lu mu def ci marché bi mu nii dafa tax marché bi donc à l'heure actuelle dafa def tekk moom vraiment. parce que sa xaalis tey boo ko bu ñu ko bëlëgee si port bi est-ce que di nga mën a liggéey.
parce que capital boobu nga yor pour liggéey nit ñi kenn yoru fi yenn xaalis yu mu ne depuis parce que 6 mois ngi nii affaire yi doxul nu mu war a doxee à chaque fois dañ leen la conteneur bi dañ ko téye à chaque fois dañ la port bi transporteur dañu grève à chaque fois ñeen la douane dañu yokk affaire bi. Quincailler bi bés bu nekk mu ngi xëy si place am waaye ba tey xamagul lan moo waral li tax ñu téye yooyu la conteneur. vraie cause bi xaw dese na ma leer quoi mais maa ngi dégg sama mbokk commerçant yi naan conteneur yi génn dañ ko boole ko ci port bi kiñ leen génn quoi xamuñ cause bi nag mais ñi naan coronavirus bi la ñi naan yi mais nekkul conteneur yëpp ñooy jógee Chine. donte ni sax yenn ci ay commerçant ba tey seeni clients ñu ngi ñëw di leen seet si ñenn ñi ci des moom ba tey mënuñoo rek jaay li nga xamante ni moo di seeni marchandises. ñu ngi liggéey non yàqu dara suñu liggéey ñu ngi liggéey ñu ngi écoulé bagages yi nekk ci dépôt yi prix yi ñu ngi gën a baax. clients yi bon aussi tamit moom ñu ngi sant yàlla bu baax parce que wax dëgg yàlla fi mu toll nii moo dëkk bi foo laal day metti ñëpp a ci yam muy commerçant yeeg muy ñëpp. léegi yow li nga xam ne moom nga desee comme marchandise pour jaay ko soit da ngay jaay li nga am bàyyi li nga am wala électricité bi day mujjee arrêté chantier bi xaar léegi luy arrêté wu ko day bëri. feebar boobu di coronavirus moom nag daanaka jamono gi bokk na ci li sooxal njënd mbéeg njaay mi fii ci marché Sandaga boroomu quincaillerie yi nga xamante ni si seeni conteneur ñu ngi ko téye ci port bi ñoom nag bu ñu sukkandikoo si ñoom ñu ngi xaar rek yi fi mun a dellusiwaat ci anam bu jaar yoon. kii nag dafa yëngatu ci wàllum politique Souleymane Ndiaye lay wuyoo nee na ci kujje gi la bokk di jiite parti boobee ñu naan synergie pour un développement durable li muy sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mooy liggéey bi Cour des comptes def ci yorinu alalu réew mi ak ñëpp ñoo xam ne dañoo jàpp ne da nga ko doon salfaañee faw yoon topp la mu ne Macky Sall faw mu lijjanti lu ni mel mu di ay kàddu yu mu yëkkati fële ca Ziguinchor bi mu doon amal ab visite Souleymane Ndiaye dañ koy déglu ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Moignan. rapport Cour des comptes man dama jàpp ne le président Macky Sall bu ñu ko falee moom moo woote ne day def bonne gouvernance moo fi indi OFNAC ñooñu ay magistrats yu nga xam ne leen dañoo am compétence te suñ demee ba saytu bañ joxe ay recommandations Macky Sall lu mu war a def mooy mu jëfee recommandation yooyu ñu nga xam ne dañoo fauté ñu sanctionné leen à la hauteur des fautes commises. mais waruñ fi toog dinaa non damay parparloo kii APR la bokk wala kee feneen la bokk et tout ça loolu kenn du ko nangu Sénégal nag santul Sall ñëpp ko moom na xoolaat nu muy doxalee et puis rapport yooyu ñu jëfee ko. ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram football ak huitième de finale coupe de la ligue yi ñu nar ko joué tey jile ci mercredi bi affiche bi ñuy gën a xaar nag mooy ndaje bi nar a dox diggante SNEIPS Excellence ak Dakar Sacré-Cœur ca stade Lat Dior bu Thiès lay amee Teungueth FC moom mi leader bi dina dalal jamono bu Fatick jàppale ne nag Fatick Casa Sport di ndaje boobule dañ ko dàq ba jëmmi jamono ndax fitna gi amoon foofee ca Fatick dañuy wëy ba léegi rek ci wàllum football wax ci Diourbel foofee ñi yëngatu ci wàllum sport nag li ñu bëgg mooy région bi kon wala boog sax li ñuy ñaawlu mooy ñàkk fair play bi ñu nemmeeku ñu ne ci ñetti club yoo xamante ni dañ leen a acc foofule commission de discipline ligue régionale bu football moo def lu ni mel ndax ay njombe yu ñu def ci fàttali rek ñetti club yooyu le dañoo kon def ab recours ci seen dirigeant yi nekk foofule Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. li ñuy yëngatu ci wàllu sport ñaawlu nañ lool comportement ñetti club yi nga xamante ni commission de discipline bu ligue régionale de football da leen a suspendre ñoom nag ci sortie médiatique bu nga xam ne amalal nañ ko dañ doon yegg xeme ki nga xam ne moom mooy président ligue régionale de football. benn prolongement bu am la ci élection yu ñu jóge ci élection moom mu nekkoon candidat waa ji gañe ko ci élection yooyu lañ daan xaar ci moom ci ligue bi programme ba mu tegoon boobu ba léegi 2017 2018 ba ci 2019 mu koy doxal na mu waree la mu waxoon ne ba muy jël ligue bi loolu dina ko def boobu ba léegi mu koy def. sportifu région bi rafetlu jéegu yi nga xam ne moom la ligue régionale bi séqi pour avancer le sport bi ci jamonoy Abdoulaye Fall. yow ñoo xam ne yow essayé bee ga ngeen yoroon sax yéen a ko tardel ba wàcce ko ñeneen football bi mosoo cee ràññee dara mosoo jëndal ni sa ab baa kii yor Bambey jaar Louga defar ko jaar Casamance defar ko man maa nekkoon président avenir de Mbacké ba léegi may wax ak yow nii même bi mu ñëwee Mbacké avenir même bu mu saaw am ab situation Ablaye mooy génne xaalisam pour équipe bi mën a football ba situation bi génn xëy situation bi daan génn sax mu bàyyee ñu ko Mbacké bu amee ay projecteurs grâce à maam Ablaye Fall moom mii di wax Moussa Diaw Dieng bi ñaari nawetaanu tojee
jël nañ fi segu 1,5 million jox ko ana seg ba. ñu fàttali ne ci ndaje mi nga xam ne amoon nañ ko ci Bambey commission discipline ci ligue régionale de football dafa suspendroon ñetti équipe yoo xam ne ñu ngi ci diwaan bi ñoom nag def nañ ñu wëy Babacar Diouf wax ci wàllum làmb bëree dóor rawatina mbër yi di Alioune Seye ak ñaq jariñu nag CNG bu lutte daf leen ajandi ku njëkk gi juróom-benn weer yoo xam ne dina ko toog te du bëre ka ca des benn at li ko wund mooy fitna gi ñu nemmeekoon ci arène nationale dimanche bi la weesu ab làmb bu ñu waroon am te mujjantal bi sax dañ koo dàq Ibrahima Kane ci ay leeral. gannaaw xiiroo pëccëxoo ak xeex ba ñu nemmeeku woon dibeer ca arène nationale CNG yëkki na ay daan teg ko ca ñaka daan amal bëreekat yi di Alioune Seye nekk ci écurie Waalo ak ñaqi jëriñu bokk ci écurie Caaroy Mbooloo ñoom nag teg nañ leen ay daan ajani leen ci ab négandiku juróom benn weer jàpp benn at aj googee nag dinañ ko tàmbali tey jii fukki fan ak benn ci weeru février ñuy fàttali ne ka sababoon xeex bi ci diggante ñaari mbër yi moom itam mujj nañ koo dàq ci giiru dindam ci wàllu bëre gi kuréel gi ñu dénk nag wàllu làmb ji dafa bëgg a ñaax bépp bërekat rawatina ñépp ñiy ànd ak ñoom ñu bàyyi seen xel ne CNG du nangu benn yoon ay fitna rawatina violence ñu koy nangu ci arène bu Sénégal moom CNG teg ca ne yaru respecté itam amateurs yi loolee lu am solo la ci wàllu bëre mu ne nag kon mbër yi rawatina ñi ñuy àndal kon ku ci nekk nanga ko def sa xel képp ku fi defati naka sudul noonu ba ay fitna di ci juddu ci arène bi ay daan CNG dina ko teg sa kaw. jërëjëf Ibou Kane mbokk yi di jéggalu nag ci li ci yëglekaay yi tey jile ay jafe-jafe moo tax ba duñ leen ko mën a yeggee di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias yeneen i xibaar 19h30 incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.